moom la Orange di yëkkati dégg nañ sax si presse bi ñoom ñu naan bees amul harmonisation moo am loolu yëpp ay naxaate la parce que nit ñi nag seen français soriwul mais xam nañu loolu différence harmonisation mooy lan yow nga woo ay nit ñoo doon liggéeyal jékki ne man daal damay perte parce que BCEAO moo ne su nekkee ne samay compte defaruma ko damay tëj ñu ne leen yéen a war a structuré wu mais mënu leen à chaque fois en espace de dans 3 ans ñu introduire 3 baisses de commission 3 fois à chaque fois on touche à ce que gagne le prestataire mais jamais ñoom du ñu toucher à leurs avantages du ñu toucher si keneen prestataire bi daal la ñuy teg bët comme ça moom bëggul dara moom mën na liggéey ba sonn rek moom moo soxlawul xaalis quoi loo ko jox doy na loolu nañ ne ñu nit duñ ko nangu li ñu ne ne benn plan kaaraange ne ñoom gis nañu ne puce Orange bu nekk day màgg maanaam 12% si chaque mois ñoom nag ñu proposé ni ñu ne dinañ leen andil benn accompagnement bu nga xamante ne suñu gisee ne waa ji atteindre affaire bi ñun pare nañu pour génnee xaalis jox ko ñu ne leen man jaaxle nañu yéen a ngi ñàkk xaalis ba BCEAO di leen woo naan da leen di daan ngeen génne woon xaalis pour jox ko ñeneen loolu doy na waar et puis sax seen plan boobu ngeen wax ci ban durée la pour ñaata temps la bi ñu leen posé question wala ñu commencé di dër parce que amuñu les bonnes réponses amuñu les benn wax naa noonu ba mai ñu xam ne lii ay tappale dañ la bëgg a buux rek pousse la ba affaire bi commencé nit ñi commencé seen liggéey division parce que dañ naan waruñu ko nangu suñu commencé nañu continuer loolu nag moo tax daje baax cadre concertation bi mu nekk lu bees lu nga xam ne amu fi woon ñoom ñu gisante seen biir waxtaan xool bindandoo benn mail ensemble signé ko ñoom ñëpp ku nekk président signé ko ñu ne lii duñ ko nangu soo leen laalee commission yi dañuy arrêté donc bi ñu ko defee la ñu taxaw te fas yéene ñu taxaw jusqu'à nouvel ordre tant que tegguwuñu seen loxo ñun duñu bàyyi. mais. justice bi ndagam comme ça contrat moo ñu lii suñu gisee mën nañu non wóolu nañu justice bi nous sommes des sénégalais ay républicains lañu kenn gënu ñoo bëgg suñu réew la preuve mooy suñu taxawaay rek si dëkk bi nit ñi dañuy dem di tàllal loxo ay état subventionné ñun defuñu loolu lu ñu am ñoo ko ñaxal suñu bopp. da ngay gis suñu ñi nga xam ne fi ñu jógee dañoo raam di rambe ba tey egg fi ñu egg te liggéey rek moo leen ko may suñu président day wax ne dafa bëgg un Sénégal émergent ñu bëri dañ koy wax di ko tudd ñun dañ koy jëfe ñun dañuy liggéey donc wax dëgg yàlla amuñu problème ak état parce que état mën nañu dem aussi di porter ay plainte di topp justice mais expérience daf ñu jox parce que soo gisee kundóomin rey sa soo gisee lu ñuul da ngay taw donc am na ku fi nekk benn waay ju vert kooku saa waay dañ ko teg daan bi mais ba tey dara sottiwul instruction 13 moom fi ne lii la war a dem ba tey sottiwul donc temps boobu nag duñ ko jël topp ko alors ñu continuer di ñu ruiner fi mu toll nii lii urgence nag da ngay taxaw faj ko ba pesum kanam borom moo koy fajal. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh di teew ci saa yi nañ koy jël ndax léegi monsieur Dabada ko wax rek xam ni moom muy def Orange Money problème la boo xamante ne mooy fi dajale ndax moom waral ñetti entité yi daje à savoir bi ak justice bi ak leneen ndax bu ci nekk boo xoolee li ngay gañe moom ngay xoole commission yi la Orange daal ci laal boo xamante ne dafa jéggi dayo ndax ni ñu ko waxee rek commission yi bu ñu soo génn ak léegi c'est à l'espace de moins de 2 ans la ñu 3 fois surtout ci prix transfert tarifaire bi jóge ci entre 1000 francs jëm ci 100 000 100 000 francs boo ko envoyé yaa ngi gagné 310 francs alors que le client mu fay 2600 kii nga xamante ne moo def retrait bi mu ngi gagné 780 francs su fekkee nouveau plan de conditionnement bi jàll na laa boo xoolee Orange mu ngi moo jël 1500 wala presque 1500 produit la boo xamante nag nee na moom gagné wu ci waaye tamit ñun li ñu ko wax tam mooy comme yow bëgguloo daanu ba tax ngay defaraat ñun tamit boo ko defee si ñun dañuy daanu dem nañoo moom nag ci ay waaye yàlla def jubóowuñu ñu koy xamal tamit ni lii nga xamante ne moom la ñu jàpp dañoo bëgg seen suñu entreprise ndax ñun ay doomu réew mi lañu lii lañu am bu fekkente ne tey commissionnement yi jàll na
chômage bi day yokk beaucoup de points vont disparaître waaw léegi nag lii nga xamante ne moom lañ nekk ñun du ci jóge moom li gën mooy moom réew maanaam lii nga xamante ne ñun moom lañ nekk duñ ci jóge moom li gën mu xoolaat li nga xamante ne moo jaar ndax jógee ci 18 francs 17 francs loolu dafa métti trop waaw maanaam brusque na te xaw naa waaw brutal la y a d'autres problèmes sax yoo xamante ne bari na fi bu ñu doon wax duñ fi jóge waaye nag problème bi nga xamante ne problème majeur bi ñu dajalee ak moom tey jii mooy ci wàllu commissionnement yi na ko xoolaat mu révisé waat ko ñu continué waat li nga xamante ne mooy suñu liggéey mais su dul loolu tamit comme ni ko ñëpp waxee rek ñoo bañ dañuy banque suñu loxo ba am ci gain de cause salaamaaleykum wa rahmatulah. moo ñu fi dajale donc muy ñi nga xam ne donc dañuy liggéey ak ñoom muy Orange donc depuis lundi donc dañoo ñëw donc imposé ñu donc benn grille de commissionnement bu bees donc di wax ne nag aussi gulet donc en 2 ans donc bi mooy 3e fois ñu imposé ñu benn grille de commissionnement donc mu nekk loo xam ne aussi du constaté wu ak ñun donc dañuy xëy donc ñu ne ñu lii ngeen di liggéey donc lii mooy am donc di wax encore une fois donc ba loolu amee donc dañoo formé benn cadre de concertation des distributeurs donc muy Warenta di toutes les entreprises du Sénégal di AND Association nationale des distributeurs du Sénégal donc ñu gis nga tey jii donc ñun ñëpp suñu intérêt ñu ngi koy muy menacé wu donc li xew tey li ñu ko mën a qualifié mooy esclavage économique tey jii donc Orange enrichir ci dëwu Sénégalais yi donc loolu aussi ci profité di interpeller le président de la République son excellence Macky Sall donc di ko wax ne donc am na lu bari lu xew ci réew mi loo xam ne ñu jàpp nañ ne yëg ko donc Sénégal ay jeunes sénégalais ñoo fi nekk ay entrepreneurs donc di liggéey di gagner seen vie donc lu ndaw li des Orange mooy ay miettes yoo xam ne donc moom la ñuy jël gars yi bëgg a jël suñu loo xam ne doon fa amati donc wax dëgg yàlla ñu interpellé le président de la République donc di wax ne aujourd'hui Orange bi ñu commencé tëj ay accueillam donc mu ngi tëj ay accueillam pourquoi parce que dafa yaakaar ci boutique Orange yi da ca yaakaar moo tax mu commencé tëj accueil yi nekk bi mais y a aussi donc une manque de considération ci boutique Orange yi donc je pense que ça aussi c'est il faut ñu wax ko donc am na benn manque de considération ci boutique Orange yi aujourd'hui Orange yoreel na ay millions et millions de boutiques Orange yi à travers un programme bu tudd Mago donc depuis septembre dernier ba léegi donc ñu ngi daw ak seen charge mu leen fay seen xaalis li nga xam ne tey jii moom la gars yi yaakaaroon di ci jaay bi Orange Money bi di gaa ci am ay tuuti donc Orange nangu na ko donc nangatul kenn ku ci am dara donc di wax ne donc cette fois-ci ñun ñëpp dañoo booloo ne loolu duñ ko nangu donc duñ ko nangu parce que li ñu naan trop aussi c'est trop donc vraiment ñu ngi continuer le mot d'ordre donc jusqu'à ce que ñu woon ci table. xool table bi xool salle bi xam ni Sénégalais du changé ñun ay bañkat ci seen la ci suñuy maamaat ba tey damay dégg sax ñu naan ci histoire esclavage sax jafe woon na nga jàpp esclave boo xam ni Sénégalais la kon looloo koy dëggal tey li waral ma wax loolu mooy lu yàggul dara dañ la naan avant indépendance ñenn ñoo fi nekkoon muy kilifa yu baax yi ñu mel ni ñoom Cheikh Omar Foutiyou Tall ñoom Cheikh Ahmadou Bamba ñu mel ni ñoom maam Alaaji Malick ñoom maam Baye Niass ba tey jii nag seeni sëtal ñi toog di ko dëggal ni nooteel duñ ko mës a nangu dañ ne woon colonisation ñu bañ ba ñu xam ne mosuñu ñoo coloniser ndax tey ku xool ni ñu solo xam ne lii communication tey dañ ne woon sax mu wax chinois wala ñu wax anglais moo ñu gënal waaye comme presse bi seen liggéey lañ dañoo yàq rek moo tax ñu ne foog ñu ñambaasoon ci français te defe naa français yi xam nañ ni seeni école lañ jàngee waaye nag ci daara yi lañu màggee ndax président Khadim Ndiaye li mu def tey ci discours zéro faute tubaab bu toogoon fii du waxee nii ndax la Sénégalais la bañkat la magay li mu wax fii tey ku ko xool xam ne doomu daara seen jigéen ñëw nag di doole di wax ni Orange li mu teg duñu ko nangu li waral duñu ko nangu Sénégalais yi dañoo bëgg ngeen jàppale bi ci lii ñu leen di wax ci Orange ndax ku xëy ne Orange Money waaye est-ce que xam nga ni ñaata emploi la Orange Money yàq tey ci réew mi kenn mënu la ko wax
fi mu ne ñun ñu desoon di jël seeni ay rakk seeni ay jarbaat di leen def ay bichetier ñun la ñu bëgg a def ay walaakaana def nañu ko ba pare sax dañu bëgg a teg ay wala wu kii te duñu ko nangu li waral duñu ko nangu doo ñëw ci suñu dëkk di fi teddee ba immeuble bu fi gën a mag ñu ne yéen a ko moom ñun mënaguñoo teg sax brique ngeen ne li ñu desee fi mu toll nii 5000 francs nga ne nit ki ak erreur yu mu ci mën a def sa yoon nekk ci lijjanti woo ko 28 francs nga ci mën a am ngeen xalaat 5000 francs est-ce que point bu ndaw mën na am 100 clients par jour dëkk bi ni mu méttee diggante 1000 francs ba 5000 ngay gën a dégg ci Orange Money 5000 francs boo ci amee 100 clients de 5000 francs yaa ngi gagné 2800 kese 2800 ci journée bi mënoo koo am ci Orange Money kon loolu lu mën a fekk ngay fay luwaas di fay patente di fay courant di fay connexion dégg nga installé li nga installé sa magasin yëpp di matériel nii la ñu defoon ba pousse ñu ci télécentre yi dégg nga defal ñu benn sevrage brusque boo xam ne kenn mënu la ko ñu ne ah jamonoy dox nañu muñ ñu dem ci cyber yi ñu génne ñu ci cyber yi indi seen i connexion ñu ne nañu muñ jamonoy dox nañu dem waaye nag jamono day dox ndekete dañu bëgg a yóbbu jamono foo xam ne Afrique du ko fekkee moo tax ma ne la l'Afrique est debout aujourd'hui ndax tey ñu ngi wax waxi RENAPTA waaye ndeke RENAPTA léegi nekk na international te gis ngeen de tey ñu ngi wane ne mbooloo mooy doole ndax ku xool grossiste gestu gis fi grossiste yi ni ñu toll ci table bi nga gestu gis boutique Orange ni mu toll ci table bi nga xool table bi gestu xool ci ginnaaw gis RENAPTA ni ñu toll ci table bi ngeen war a xam ne Sénégal nag yëngu na li waral ñu wax loolu tey salle bi mënoon naa ëpp nii waaye ñuy am nañu naqar ak tiis di compatir ci li nga xam te ne mu ngi dal suñu mbokk étudiants yi suñu doom yi suñu jarbaat yi looloo waral loolu ñu leen di jàng bu baax di wax ne nag moo bari te ñu dégg jeexe suñu ko suñu maam yee doon bañ démb dégg nga suñu bàyyi yi doon bañ barki démb tey doom yee taxaw di bañ te liñ koy bañee nag à notre manière duñu daw duñu raf dégg nañ lu ne nag pour ñu reculer waaye du tax ñu reculer ñun daal dañoo lànk réew mi ku ñu ci séddul waroo ñoo séddul maa ngi gërëm ñëpp di sant